ni ñu ko waxee l'actualité oblige alors tey nag li nga xam ni moom la ñu fas yéene waxtaan mi ngi jëm ci li nga xam ni mooy dépénalisation bi nga xam ni ñu ngi koy lam-laamee ndax war na mën a am ci réewum Sénégal te mbootaay gu nga xam ni mooy ONU xeet yëpp daje ci ñu ci ëpp bokk ci àdduna bi ñu teg pression d'après seen assemblée générale bi mujjee def ni Sénégal ak yeneen réew yu Afrique yu mel ni moom war nañu nangu dogal li nga xam ni daganal ko muy diggante góor ak jigéen wala jigéen ak jigéen wala avortement bi nga xam ni mooy avortement médicalisé bi nga xam ni ku ko bëgg a def mën nga ko def est-ce que loolu lu baax la est-ce que loolu loo xamante ni ji lu dëppook suñu tolluwaayu réew la wala déet dañ ciy dëpp suñu micro rek askan wi ñu joxe seen xalaat asalaamaaleykum. waaw maaleykum salaam. waaw ñu ngi leen di nuyu bu baax. tur bi. man nag bon. préfère garder l'anonymat. comme ni nga ma ko laajee ak ni nga ma ko waxee rek. bon mbir la moo xam ne ñun en tant que jullit boog man personnellement en tant que jullit am sama diina am lu ma gëm samay wasila ak samay kilifa diina wax ci loo xam ne rafetlu wuñ ko man tam mënuma def lu dul ànd ak ñoom ci gis-gis boobu ak ci gis-gisu ñi nga xam ne wax yàlla bëgg nañ lu baax te gëm nañ effectivement seen diina mbir la moo xam ne moom rafetluwuma ko te effectivement duma ci mënuma ci ànd li tax parce que sunu culture sunu diine daf ñu mayut sax ñu war a mën a xalaat lu mel noonu ba ci war a mën a ànd ak di ko dox bon loolu moom mooy li nga xam ne su fekkee ne sama gis-gisu bopp ak sama xalaatu bopp moom loolu moom dañuy ñaan yàlla dimbaluñ si ba xaw ma man lu ko war a mën a dugal Sénégal ak man xale ko dugal yàlla dimbaluñu musaluñu ba loolu moom bu ñu sax xalaat di ci war a mën a dox wala di ko dox war a mën a wax wala di ko dund sax ci suñu réew mi di nga xam ne mooy Sénégal xam ne dañ fi am ay références yoo xam ne wax dëgg yàlla amuñu leneen lu ñu war a mën a jàng ci doomu aadama yi wala ci ñeneen ñoo xam ne ña nga ci biti ñun li ñuy am doy nañu sëkk te ci la ñuy yem di ñaan yàlla gën ñu see jàppale gën ñu see taxaw wax dëgg yàlla daal du loo xam ne moom rafetlu naa ko te ñaanuma yàlla aussi loolu vraiment war a mën a tax dox ci xelu Sénégalais yi wala ci xelu jullit ci bañ muy war a mën a nekk ci suñu réew mi di Sénégal xam ne vraiment amul lu ñu jàngi feneen ci lu baax ak ci lu diina bëgg amul keneen kuñ ko war a mën a jàngal ñun waa Sénégal. loolu moom ku ko def dañ la war a punir bi mooy dafa mel ni da nga rey nit kon dañ la war a rey góor jigéen moom wax dëgg yàlla dafa araam comme dafa araam nag man gisuma pour sunu dëkk bi ñuy accepter pour góor jigéen am doole fii ci réew mi góor jigéen moom man ñun bi ñuy xale góor jigéen bu jaar suñu koñ dañ lay dóor ba nga bëgg a dee dootoo fa jaarate donc góor jigéen ku ko gis sax boo ko mënee rey nga rey ko bu dee doo ci am bàkkaar parce que dëkk bi dëkku musulman la te nit ñu baax ñëpp a ngi fi tëdd waliw yëpp fi la ñu tëdd ci sunu dëkk bi donc kon góor jigéen waruñu koo nangu sax ci sunu dëkk bi. di gis-gis boobu daal moom wax dëgg yàlla rafetul jekkul baaxul yàlla bëggu ko yonent bi bëggu ko nit ñi baax ñi bëgguñu ko góor jigéen moom amul benn njëriñal àdduna baaxul ndax fa mu dox sax fa mu dëgg sax boo fa dëggee sawara nga dëgg amul benn njëriñ ku ko gis moom boo ko mënee moytu ko boo ko amee sa kër boo ko mënee génne ko soo ko mënee rey sax reyal amul benn njëriñ waaw yàlla na si yàlla musal ñooñu tamit baaxuñu de baaxuñu guddi baaxuñu bëccëg ndaxte yàlla suñu borom baax bi dafa wax li mu bëgg yónni ko Seydina Muhammad mu wax ko nit ñi dégg ko kon ku bëgg a dégg lu baax boo dégloo di nga ko dégg ku bëgg a dox si lu baax boo demee di nga si dox ku bëggula dox si lu baax nag yaa xam fooy aw waaye ku nekk xam na ne loolu baaxul si dëkk baaxul si réew baaxul si ab jullit du ko def waaw tubaab bi ku leen topp di nga def loo xamul maar day taali yàlla na si yàlla musal. man de gis boobule man islam comme dafa bañ affaire góor jigéen affaire avortement affaire lesbienne moi je suis pour que le Sénégal ne s'aventure pas à accepter cette loi dëkk xam nga affaire góor jigéen c'est de l'argent facile parce que beaucoup de jeunes sont fait entraîner par de l'argent facile waaw parce que ils veulent pas faire d'effort parce que bon les tubaab viennent ils leur déversent de l'argent bon ils prennent ils deviennent attachés à leur service comme les femmes. Le Sénégal, c'est le mal du Sénégal, l'argent a faussé tous les rapports.
parce que quand tu n'as pas d'argent on te waaw soo amulee xaalis kenn du la faale et loolu normalul parce que dañu war a inculquer xale yi ñu liggéey ñu am fayda parce que affaire góor jigéen c'est de la légèreté waaw loolu moom c'est une fuite en avant c'est pas normal parce que góor da ngay nekk góor waaw mais doo dem bay sa bopp ci góor parce que daf lay jox xaalis boobu sax soo ko lekkee sax rafetul parce que soo xalaatee loo def ak sa morom góor xaalis boobu sax warloo ko lekk mais léegi Sénégal yi dafa yàqu da ngay gis xale bu ndaw yore oto bu rafet doo xam nu ma amee oto bu rafet bi donc mu ngi tëdd ak ay góor et fii am na sa benn ambassade bu reconnaître seen existence di leen di financer waaw ñu leen di financer moo tax xale yi léegi yàqu na c'est à tous les échelons yëpp la lesbiennes yi moom même chose waaw parce que dañuy dem jàng ba seen njàng sore en fin de compte duñu gis góor mais dañuy transformer en lesbienne parce que dañuy préparer sama carrière dem ba maget doo gis góor mais koo gis dafa bëgg am àndandoo sooy ut àndandoo wutal jabar su nekkee góor wutal góor ah loolu mooy waaw ñu jëkkër la loolu mooy jaadu Sénégal duñu nekk yi wax islam et suñu islam setul. Juste pour dire que c'est pas quelque chose boo xamante ni le Sénégal doit l'accepter. C'est quelque chose que même les populations n'ont pas pensé et ils ne le penseront jamais. C'est-à-dire le Sénégal dafa am ay réalités yu fi nekk 95% de musulmans voire même plus am na yenn yoo xamante ni mënuñ ko fee nangu surtout que ni dafa nekk dëkk boo xamante ni il y a des traditions et surtout religieuses donc il y a des choses que l'on ne peut pas penser ça c'est inadmissible. waru fi am rek parce que bu du dara ndaw yi war a jóg maanaam ñoo tax ñu war kay xeex parce que lu tax mooy dafa bëri léegi ci dëkk bi surtout man ci diwaan bi ma nekk muy biir yoof gi ma nekk bëri na bëri goo xam ne nii maanaam li ci nekk yëpp sax bëggu nu doon wax da nga naan noonu loolu amul moo tax li ci xalifa général bu Tijaan bi wax am na ci solo am solo goo xam ne nii waroon nañ cee gën a bay waar ñëpp daal donte ñu ngi ciy bay waar mais mu gën a yokk daal parce que li ci nekk lépp daal ni mënu ko wax kon ñu ngi ñaan daal le président mu jàpp ci bu baax ci ni mu gën a yaatu daal bay ci waaram bu wér a wér waaw ñu ngi koy dagaan daal. waaw ni dëkk bi doxee comme ni nga ko waxee ni dëkk bi doxee parce que li tax mooy liggéey amul yitte yi bëri na soxla yi bëri te bu fekkee ndaw la nga gëm yàlla nekkul ci yow rek di nga gis buntu boo xam ne nii day leer na dugg fa di def naka sut noonu da lay gën a yomb nga nekk ci leneen loo xam ne nii maanaam laata nga ci am li nga bëgg dana métti ci yow. waaye liggéey amul est-ce que dina tax nit ki war a bon. waaw non liggéey amul tax nit bon waaye mais li ma lay wax mooy comme bu ma dëkkee ak yow tey jii bu ma dëkkee yow ma gis la nga am yenn comportement yoo xam ne am nga ko ma gis ne yow heure bi may xëyoo ko heure bi may wàccoo ko te yaa ngi def lu ma mënut def kon ça veut dire bu fekkee ngëm yàlla nekkul ci man rek man dinaa la fekk si li nga nekk waaw bu fekkee ngëm yàlla nekkul ci man dinaa la fekk si li nga nekk waaw moo tax la gëm moo gën a wóor lépp daal surtout gëm yàlla bu nekkee ci yow ñaaw te fi bëri da nga ci mën a mucc waaye yow est-ce que boo ci muccee sa njaboot dana ci mucc loolu mooy problème bi est-ce que boo ci muccee sa njaboot dana ci mucc mooy waral xeex bi ñun ñëpp ci war a jóg di ci def waaw bay ci waar ba mu gën a yaatu daal waaw loolu moom ñoo ngi koy dagaan président Macky Sall di ko dagaan ñi nga xam ne nii ñoo gën a yore wàllu boobu parce que loo gis ci àdduna am na ñu yore wàllu boobu kon ñoom ñi nga xam ne ñoo yore wàllu loolu noonu nañ ci gën a taxaw. Il ne faut pas se focaliser complètement sur l'attitude des Européens. Bien sûr, on doit copier sur les Européens. Mais si l'on copie, il faut copier quelque chose de bon. Il faut copier les choses positives. Mais il ne faut pas copier des choses négatives. Et surtout, la plupart, mais ce sont des musulmans. Des soi-disant musulmans. Étant musulman, il y a des choses qui ne waroo ko def sax sa bopp quel que soit lu leen ci munti poussé ñu koy def nañ ko génnee seen bopp bi xam ne ñoom ay jullit lañ loolu waruñ see dugg te nekkul loo xamante ne religion recommandé na ko du diine du dara daal lu neex sa waay def dong la mais du dara du damay wax surtout état bi dirigeant yi ne
nañ xool loo xamante ni suñ ko defee le Sénégal va rester en paix ndax Sénégal dëkkum jàmm la te am na yenn yoo xamante ni buñ ko fi defee dina yee fitna te fitna waruñ koo yee ñoom il y a des choses plus importantes yoo xamante ne war nañ kaa def que ñuy focaliser wu ci lii nekkul loo xamante ne war nañ kaa focaliser ils ne doivent pas écouter les gens leur dicter ils doivent voir les réalités. dañoo war a xool loo xamante ni seen dëkk soxla na ko loo xamante ni suñ ko defee dëkk bi dina nekk ci jàmm ñu def loolu daal laa am lu ma leen di wax. non man moom lu ma gis sama bopp loolu état du Sénégal waru ko nangu askan Sénégal tamit waru ko nangu parce que dëkk bu xamante ne dëkk musulman la dëkk bu xamante dafa bëri ay sëriñ yu bëri ay sëriñ Bamba ay sëriñ Babacar Sy ñu xamante ne am nañu doole si dëkk bi wàllu l'islam on a dit Sénégal 95% de musulmans tey Sénégal du ñu mën a nangu ay homosexualité ay lesbiennes di dugg fii Sénégal loolu yëpp ñu Sénégal ñu war a jóg. ñu def manifestation bu am doole ci dëkk bi ñu xam Sénégal c'est pas un pays bu xamante ne lu la nee ngay dugg wala def lu xamante ne nekkul c'est contre la nature lu xamante ne jaadu tegul ci yoon ñu war a ko bañ loolu yëpp ñu waa dëkk bi yëpp ñu war a def sax ay manifestation bu xamante ne waa UNICEF fu mënta toll ñu xam Sénégal du dëkk bu xamante ne lu la nee ngay def lu la nee ngay wax waaw dëkk bu xamante ne ay musulmans ñoo fi gën a bëri waaw loolu laa gis quoi man moo ànduma si loolu quoi franchement parler ànduma si loolu quoi. lu ma mun a wax zone yi parce que boo gisee tey ñu bëri ñuy dugg si yooyu parce que mbir xaalis la parce que dañ leen jox xaalis bëri loolu mu tax suy dugg di def ay homosexualité ku nekk da nga war a jóg wuti liggéey nga dem liggéey pour nga xamante ne pour nga xaalis bu xamante peut-être dina leew quoi bu xamante suba ñu ñëpp maanaam mooy bu xamante suba dina la dugg su xamante ne ay tooki dina wala bés booy bu génne àdduna ngay jaaxale su mbirum yàlla xam nga di def lu xamante dafa ñaaw quoi l'islam daganal ko nga koy def quoi surtout ay jeunes yi parce que c'est la majeure partie des jeunes man gis naa jeunes yi xam ne dañuy dugg si loolu ndax xaalis moo leen si dugal mais boo buggee ut am xaalis da ngay jóg maanaam dem wuti liggéey pour nga am sa doole xam nga am xaalis bu xamante peut-être mun ma la 100% bu leew la mais xaalis bu xamante peut-être di nga ko lekk waa maanaam mooy mun nga joxe sa waajur parce que tey yaa ngi am xaalis bu yaa ngi joxe sa waajur di koy lekk mais xaalis bu xamante jaadu si yoon ni nga ko amee dafa leewul quoi franchement parler man mun ma conseil benn jeune muy dugg si ay détails yooyu xamante ne lesbienne ay homosexualité loolu état mu war a jóg di xeex loolu pour mu mu bañ a am si dëkk bi quoi. ndaw ñi xanaa seen yaay garde bu baax. jéem leen a dugal alxuraan ñu jàng alxuraan xam li yàlla wax xam li yonante bi wax sallallahu alayhi wa sallam bu ñu nekkee ci diine am lislaam bañ a xalaat dara ci biti nekk si li ñu war a nekk ji yar seeni doom téye seeni doom bu baax seen biir kër yar leen xam fi ñuy teg seen tànk xam fi ñuy dem xam fi ñuy dugg xam fi ñuy génn bu ñu dugg fu ñu war la dugg bu ñu génn dem fu ñu war la dem toppatoo seeni doom bu ko defee mën naa am yàlla dimbali leen. ndax tamit waajur tey sàmm ndaw ndax ëllëg suñu borom dañu koy laaj boo juree doom danga koy sàmm téye ko bu baax bu ko bàyyi mu liibar bu ko bàyyi mu dugg fu mu war la dugg bu ko bàyyi muy dem fu mu war la dem bu mu solit lu mu war la sol dañ leen solal yu yiw jàngal leen diine jàngal leen lislaam bu ko defee bu boobaa dinañ ci am liñ ci bëgg. su ma amoon xalaat bu ma leen di yegge dama leen di wax ne ñoom bu ñu dugg sax ci domaine boobu parce que li nga xamante ne baaxul te kilifa yu baax yi ñun li ñu am yàlla moo ñu jàppale de lii xale bi di wax ne gaynde yëpp jàll nañu ci dëkk yi mais gaynde bi fii la boof muy sëriñ yu baax yëpp fii la ñu nekk kilifa yu baax yëpp fii la ñu tëdd donc góor jigéen man gisuma ne góor jigéen war nañ ko nangu ci sunu dëkk góor jigéen moom dafa araam ni ko yàlla araamale ñun ñii noonu lañ man wax dëgg yàlla noonu laa ko araamale bu ma xamee ne fii góor jigéen moo fi dëkk sax bu ma mënee tuxu dinaa tuxu waaw ndax baaxul. dañoo war a xool loo xamante ni seen dëkk soxla na ko loo xamante ni suñ ko defee dëkk bi dina nekk ci jàmm ñu def loolu daal laa am lu ma leen di wax nañ xool bu baax ndax Sénégal dëkkum jàmm la am na yenn yoo xamante ni xaju fi affaire caaxaan yooyu waru fee dugg am na leneen luñ war a def ji ñu defe ji ko moo gën lii ñu bëgg a. tey jii bu fekkoon dañuy àttee voté rek man bu ñu nee voté ku nekk góor jigéen bu ñu la mënee rey ñu rey la man dinaa voté.